mbokk yi ànd ak MMD Média salaamaaleykum liggéeykatu AFTU yi tënku ci syndicat bi di 3G dañu dem grève li ñuy demander mooy condition de travail yu baax au moins ak ay contrat de travail yoo xam ne day wane ni ci entreprise bi la ñuy liggéey di leen cotiser caisse de sécurité sociale ak IPRES mais loolu bu ko direction bu AFTU bañee ak transporteurs yi nga xam ne ñoo amum koom dinañu laaj Sénégal fan la dëgg féete bi ñuy créer AFTU muy indi renouvellement parc automobile ci jamono yi ministre Mamadou Seck jamono yi nguuru Abdoulaye Wade loolu mooy charte yi nga xam moom la ñu tegoon formaliser liggéey bi chauffeur bi am contrat receveur bi am contrat ak mboolem ñi nga xam ne dañu tënku ci entreprise bi mais loolu moom la liggéeykat yi di demander loolu la liggéeykat yi di réclamer te ci nguuru Macky Sall gi defoon nañ ci ay médiation ba nga xam ni ñi jiite AFTU dañu nangu woon ngir am lu ñu soppi ci condition de travail yu liggéeykat yi mais tey mujjul fenn kenn respecté wu ko alors ñu xëy ni dañuy grève di def sensibilisation seeni ay militants yi tënku ci syndicat bi patron yi nga xam ñoo nekk ci AFTU recruter ay nervi ñu leen di traquer di leen dóor di leen agressé di leen bundu xataal ban Sénégal la ñu nekk ba léegi golo gu jóg ut sa ay nervi mel ni moom lu ko neex def ci Sénégal te dus du ko ci fekk ba noppi am ci ñeneen ci syndicalistes yooyu ñu jàpp leen pourquoi ñu leen di arrêté pour lan ay syndicalistes lañ am nañu sañ-sañu créer syndicat tey bu ñu doon jàpp ñi moom oto yi la ñu war a jàpp ñoom ñi nga xam ni dañu ni woon waaw laataa ñu leen di jàppandalal ñuy am seen entreprise di am ci car yooyu dañu signé woon dañu validé woon pour génne secteur transport ci informel dugal ko ci formel mais seen cahier de charge bi ñu signé te respecté wuñu ko tey bu ñu doon jàpp ñoom la ñu war a jàpp waaye xëy na ñoo amus tuut xëy na ñoo am ay bus xëy na ñoo am privilège xëy na ñoom ñooy patron d'entreprise yi léegi liggéeykat yi xëy yéen ñii di ma seetaan yéen waa Sénégal saa bu ñu waxee ñu ni tata yi dañoo ñàkk kersa tata yi dañoo réew tata yi ni ñuy dawale mais tata yi xam nga lu tax ñuy dawale noonu parce que seeni patron ñoo leen mettre pression laaj leen versement boo xam ne antanuñu ko di leen bundu xataal di leen néewal doole di leen tooxal te amuñu benn condition bu baax amuñu benn këyit bu baax di leen tuutal di leen néewal doole laaj leen ci versement loo xam ne antanuñu ko ñuy daw di tañax-tañaxi di def ay accident di mbëkkante ci kaw tali bi seen oto yi di daanu nit ñi di ci blessé parce que dañu leen a teg lu ñu antanul te kenn du ko wax léegi condition yooyu ñuy liggéey ñoom ñi nekk ci tata yi ni nañ ko soppi nañu respecté protocole bi nañu respecté cahier de charge bi au lieu ñu woo leen ci table négociation ñu leen di bundu xataal ñu nekk ci direction bi dem recruter ay bandi ay nervis yu ñu leen di attaqué xamuñu lu nekk ci ginnaaw itam ba ñu leen di convoquer police ndax lan ci seeni ay droit la ñu nekk liggéeykat bu nekk am nga sañ-sañu ni nañ soppi sama condition de travail nañu leen utal ay contrat nañu leen utal ay contrat ay père de famille lañ yow nga bëgg toujours say millions di yokku say milliards di yokku te nga ni sénégalais nga da nga bëgg sa réew di liggéeyloo ay nit signé di da ngay génn informel dem formel te nanguwoo signé contrat lan moo tax Sénégal nanguwut a signé contrat parce que da ngeen di jubadi lan moo tax boo leen di liggéeyloo nit ñi doole leen defal ay contrat yu leer parce que da ngeen di jubadi da ngeen di xalaat ëllëg ñu topp leen ci wàllu yoon lu tax ngay nekk chauffeur di liggéey lu ëpp 10 heures de temps te amoo contrat de travail amoo benn avantage amoo benn condition de travail bu baax même heure bi ngay toog di lekk sax dañ la koy seetal ñiy liggéey ci secteur tata yi ñu ngi bëgg a dee et gouvernement bi toog di leen seetaan et ministre Mansour Faye warut a seetaan lii ministre bi wax wàllu emploi warut a seetaan lii dañuy exploiter liggéeykat yi nekk ci tata yi loolu yéen ñëpp ko gis dénoncé nañu ko budul benn du ñaar def nañu ay conférence de presse wax nañu ba tàyyi seen ay situation et yéen ko gën a xam ngeen receveurs yi li ñuy daj ci coono ci toogaay bu yàgg li ñuy daj ci yenn saa yi ñu leen di nax ñenn ñi di leen triandé yenn saa yi ñu agressé leen et seen yoon ñoom patron yi ci seen ay situation ku ci yóbbu versement bu motul da nga koy fay yéen xalaat nekkoo leen ay sénégalais
ngeen am yërmande xam ne ñi leen di liggéeyal aussi ay père de famille lañu comme yéen mais wërsëg mooy ganu dof amul fu muy teg tànkam et ngeen bëgg waa Sénégal ñëpp lu ñuy wax mooy Sénégal yi sonn nañu xëy nañu amuñu tata xëy nañu amuñu oto bu ñu yóbbu yéen ñi dugg tata yi yéen ñëpp waroon a ànd tey ci xeex bi jàppale liggéeykat yi xam nga ndax lan ndax yéen seen sécurité gis nga liggéeykatu tata bi buñ ko fayee salaire bu baax kenn xojul baatam ci versement boo xam ne antanu ko dina liggéey bu dal dina dawal bu normal dinañu leen yéen mettre ci ay très bonnes conditions duñu nekk di xëccoo duñu jëkkante duñu course ci kaw tali bi mais loolu seen bien la yéen mais loolu yéen seen karangale moo tax xeex bi yéen ñëpp ci waroon a ànd tey dénoncer situation wu tata yi ñaaw lu ko métit lu ko ànd ak ñoom ci xeex bi bañ a seetaan ñu leen di jàpp ndax lan di leen interpeller di leen arrêter parce que dañuy demander ñu respecter la ñu juboo woon ñu respecter protocole bi taxoon ñu jàppandale la ñu am ay bisu tata et ngeen ni da ngeen leen di seetaan ñuy jàpp liggéeykat yi di leen noggatu ci saa su nekk ñu ngi interpeller gouvernement bu Sénégal afti yi li ñuy def du dëgg du yoon seen diggante ak seen ay liggéeykat du dëgg du yoon seen diggante ak nit ñi yab ci biir tata yi du dëgg du yoon ci seen diggante ak état bi ndax respecté wuñu cahier de charge bi nga xam ne moo taxoon ñu créer secteur formel ci wàllu transport génne leen secteur informel secteur formel nag ku ko créé ku nekk ña fay liggéey day am ay conditions yu ñuy liggéeyee ci wàllu transport wàllu contrat bu leer ci wàllu ay conditions de travail yu baax cotiser leen caisse de sécurité sociale ak IPRES lan moo tax bëggu leen a nekk en règle yéen ñi moom oto yi lu tax bëggoo leen nekk en règle lan moo tax Sénégal yi bëgg lu lëndëm ci wàllu gestion ci wàllu travail ci wàllu digganteem ak nit digganteem ak administration digganteem ak gouvernement pourquoi ngeen lëndëm nan la ñu état di respecté nan la ñu état di nawloo bu fekkee yéen bu ñu leen joxee opportunité seen diggante ak seen ay liggéeykat li ngeen wax lépp doo leen ci respecté tous et ngeen bëgg yéen état respecté leen yaa am ci yéen yërmande wala état nawloo askan woowu non je suis désolé gis nga wàññi ci benn lay commencé bu la état joxe opportunité pour nga indi développement ci biir monde des affaires nga indi ay conditions yu baax ci liggéeykat yi faale woo liggéeykat respecté woo ko toppatoo woo ko bëggoo mu avancé mais état bi nu ko neex la lay traité yow tam dootu la nawloo dootu la jox benn gëdd et dootul jox gëdd même population boobu résistance bii liggéeykatu aftu yi nekk ñëpp lañ ci war a jàppale ñu soppi seen nekkin ndax nit ñi jël tata yi mën a nekk ci wàllu kaaraange ndax ñiy liggéey ci tata yi di relevante mais da ngay gis ñu ni chaque bus benn chauffeur chaque bus benn receveur ndax lan bus bi war naa am 2 personnes boo xoolee heure yi muy liggéey 5 heures du matin ba 21 heures kenn nit toog ko di ko liggéey buy lekk sax day xool nu muy arrangé ci wàllu temps gaaw lekk wala mu dem ci rang boo xam ni rangam ëgseegul ndax lan nan la nit di liggéey 5 heures du matin ba 21 heures kii dawal oto bi di ko dawal kooku dina normalati kii dajale xaalis dina normal pour mën di dajale xaalis mu nekk benn routine boo xam ne chaque jour di lundi au samedi ci loolu ngay xëy di compter xaalis suba ba ngoon diggante 5 heures ba 21 heures loolu amul fenn ci wàllu liggéey amul dañuy wax di relevante bu kii xëyee au moins 5 heures ba 14 heures ñeneen daal di xëy keneen yor oto bi keneen nekk ci xaalis bi ñu leen di exploité ci anam goo xam ne yéen ñëpp a ko gis et ngeen di demander transport bu baax chauffeur tata yi dañoo réew receveur yi dañoo réew chauffeur tata yi nu leen neex la ñuy dawale dañ leen war a sanctionné chauffeur tata yi defuñu tous dañu leen a teg lu ñu antanul mënoo di liggéey 5 heures ba 21 heures ñu forcé la ni la chaque jour temps ngay versé bu motul ñu dagg ko ci yow bu manqué ñu dagg ko ci yow ngay tëñëxi ngir préserver sa poste bi nga am simple chauffeur amoo benn condition bu baax amoo ku la défendre syndicat bi juddi di la protéger leader yi xam ni mu demee def face ak transport moo tax nag dëgg-dëgg yéen syndicalistes yi nekk ci wàllu transport Gora Khouma Alassane Ndoye ak yeneen yu mel ni yéen dajale leen seen syndicat bi mu nekk doole tey waroo leen noppi même bu fekkee bokkoo leen secteur
war ngeen a taxaw jàppale seen nattangoo yi nga xam ne ay ndaw lañu ci biir syndicalisme ay ndaw lañu ci biir xeex bi ay ndaw lañu yiy sàkku condition bu baax ci ñi dund ci milieu transport ngeen dooleel leen jàppale leen. coow lii war na dem assemblée nationale député yi débattre ñu lu ëpp solo lii coow lii war na dem ci yeneen institution yu mag yi coow lii war na dugg ci gouvernement bi ñu jël ay décision dóor ci kaw taabal ji ñi moom afti respecté cahier de charge yi li taxoon ñu jàppandalal leen ñu am lii ñu am tey ñu respecté liggéeykat yi liggéeykatu tata yi ñu ngi waaj a dee sonn nañu lool yéen a ko gën a xam ñoom ñoo ko gën a xam et pourquoi yenn temps yi nga koy liggéey te ku la gis yéene la sarax lan moo tax transporteurs yi bëgguñu chauffeurs yi dem ba nekk ay transporteurs comme ñoom lu tax yow nga bëgg ki ngay fay salaire toujours mu lay tàllal loxo nga koy fay mu nekk wala kaana ci sa kanam pourquoi xalaatoo yow mi moom entreprise bi ki lay liggéeyal xëy moom itam suba am entreprise comme yow di la concurrencer parce que dañu faible parce que ay complexe lañ parce que nawlawuñ suñu ay kàddu du dëgg du yoon laa ni ngeen di def seen ay liggéeykat du dëgg du yoon mënoo leen a demander ay avantages ci nguur gi te yéen ngeen njëkk exploiter seen ay liggéeykat du dëgg du yoon te yéen transporteurs yi ñu ëpp ci yéen ay chauffeur ngeen woon li tax ngeen génn ci métier chauffeur day seenu njàmbaar ndimbalal yàlla la gënoo leen ñi leen di dawalal ndax ay dawalaankat ngeen woon ñu ëpp ci yéen gënoo leen chauffeurs yi ak receveurs yi parce que jaar ngeen ci métier bi ñu jaar et dañuy continuer di ko dénoncer fii ak respecté wu leen utal leen ay contrat embauché leen jël leen en charge ci yeneen ak yeneen di leen verser caisse de sécurité sociale ak IPRES daañu continuer di yuuxu di dénoncer tey interpeller gouvernement bu Sénégal ngir ñu soppi seen situation ndax bi ñuy négocier ngir formaliser li nga xam mooy secteur transport ñun fi la ñu fekk ci jamonoy Abdoulaye Wade la woon Mamadou Seck nekkoon ministre bi yor wàllu transport ak infrastructure seen première rencontre ma nga nekkoon hôtel Novotel fi la ñu fekk la ngeen waxante woon ministre bi wax ko gouvernement bi wax ko na ngeen ko respecté soppi leen situation liggéeykat yi yaa ngi jëf ci ànd beeg MMD Média abonné leen suñu chaîne jot suñu ay vidéo joxe seen ay commentaires xemmeemteef gi mooy ñu soppi mentalité sénégalais yi ñu génn ci ndóol gi ñu nekk ndax li ëpp du sax du nguur gi ndax nguur gi bu ñu yebee ci ñi dox suñu digganteeg nguur gi la xeetu condition yu bon yi mën a soppeeku quoi